jàngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ci ni njëgu dund gi tàmbali yokku suukar si ak yu mel ni ki moom yokku ci réewum Sénégal waaye jëfandiku yi loo ci mën di dégg métti na ci ñoom jot na wàññeeku mën a am ci wet ga professeur Maysa Babou xam-xam ak jëm ci wàllum koom gis ni nañu xaal li fekk atum 2023 mën a xalaat njëgu wàññeeku daañu ko dégg ci biir xabaar yi ànd ci ak reportage yu Ndeye Maxem Ndiaye nu mu gën a yaatoo lii di Union européenne lëkkaloo ak nguuru réewum Sénégal xeex barsàq mu leen tax jóg ndaw yi dee ci géej gi bëgg a dem biir seen réew moo ko waral ay jëmtukaay dana ko teg waaye itam lëkkaloo ngir Sénégal am na xarañ ci wàllu guddi mel dañu ci ñëw ànd ci ak gëstu bu xóot ci biir xabaar itam dana ca bokk benn wàll bu nu jagleel gëstu bi jëm ci wàllum sport ginnaaw coupe bi Sénégal jël léegi doon kilifa ci Afrique wàllum football may équipe bu Sénégal léegi ko mi ngi jafe lool ña koy jaayit seen mbir ma ngay dox wàllum koom la tàmbalee ba ci daañu ci ànd ak gëstu Maam Alassane lay sekk daañu xuus ca bitim réew waxtu lu soxal daanu bene foofee jàpp leen ni am cong moo fa am mu metti xeex la ba ay nit ñàkk seen bakkan juróom-ñeenti nit ñoo ñàkk seen bakkan am ca benn doomu réewum France daañu ci ñëw lii moo gën a fës nis gis faram-fàcce gi sant leen gërëm leen cànd beeg ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci accident bu jur jéyee juróom-ñetti bakkan yu wadd mbir yaa nga amee soriwul dara Gosaas ci dëkk bi ñuy wax dëkk bi nga xam se ne bi moom ci boppam moom la ñuy wax Bàkk Samba Dior juróom-ñett ni du ñàkk seen bakkan ñaari oto ñoo mbëkkante benn minicar ak benn bis benn ba jóge woon ca Poroxaan yeboon ay doomu aadamam ci la jéey ji amee ba ñu ñax seen bakkan jamono ji sax ñu bari am nañ cay gaañu fëkk nañ leen yóbbu leen ca l'hôpital ngir jéem sayo ñi sonn waaye tamit ñi nga xam tamit ñoo faatu ña nga ca Margop hôpital régional bu Kaolack dañu toppaat wàllu gudd mel suñuy ndaw ña ngi koy topp ca na mu gën a yaatoo xabaar yi wéy lii mi ngi soxal mbirum njëgu dund gi yokku ci biir Sénégal jamono yi jàpp leen suukar si bokk na ci ak yéen ci ay produits alimentaires ñu gis ni nag daanaka jaaxle am na askan wi tonk noonu tumuranke ñàkk ponk bu nu ngoy moo ko sookee seen jaaxle googu nag dañ ko becc ci ñenn ci ñoom ci gëstu bu ñuy ànd ak Ndeye Marème Ndiaye reportage. njëgi suukar bi doon jar téeméer ak ñaar fukk yokk nañ ko ba téeméer ak juróom ñeneen ñi sax téeméer ak ñeent fukk lañ koy jaayee ñëpp nag di ko waxtaanee fii ci marché ngelaw ci Grand Dakar boo déggee yenn way jëfandikoo yi daja nag suukar bi rekk moo feeñ waaye jafe na ñu xayma li ñuy dépensé bés bu ne ci ndekki añ ak reer. jamono bu ñu toll nii wax dëgg yàlla moom kenn mënu laa wax lu mu dépensé par jour waaw man de li may kii rek je suis un ancien militaire à la retraite et fu mu nekk nii maa ngi yore presque 14 employés de par 14 personnes ñooy yeewoo sama kër ñëwante man maa leen di dundal waaw te xam nga moom ak ate dund bi wax dëgg yàlla ñun borom kër yi moom metti na trop si ñun. waa ji njaboot bu yaatu la gàlloo njabootu ñaar fukki doomu aadama ak juróom moo tax mu ngi ñaan ñu wàññi njëg yi. li ma yor ci charge dafa bëri ndax kër gu mag laa yor ne ko yor ma kër bu ndaw ndax li may sóor ci kilo par ceeb di nekk jël kilo par ceeb añ bi kese reer bi ñëw saako ceeb pour man fukki fan laa mag man mu jeex. li may bëgg ne aw ma salaire bu baax di takkale yëpp yor ci sama escolaire sama doom ak sama dépense su kër di dimbali sama yaay ci feebare di faj sama bopp mooy surtout mu wàññi denrée alimentaire ndax cher na topp ci dundu askan ñeneen ñi ñoo ngi woo kilifa yi ñu saytu bu baax njëg yi. mais état bi ci moom war a jël particulièrement le ministre du commerce moom moo waroon a jóg jël wax ay ndawam ñu wàcc ci terrain bi dem ci boutique yi dem ci marché yi contrôler vérifier képp koo xam ne gis nañ la ngay jaay loo xam ne nii prix boo xam ne nañ ko homologué ngay jaay loo xam ne wuute na ak loolu mais ñu teg la ci yoon. njiiti réew mi Macky Sall laaj na ay jëwriñam ñu wàññi njëgu li ñuy gën a jëfandikoo muy lu neex askan wi balaa boobu nag ñi ñu dajeel ñoo ngi dëkkee am jafe-jafe xayma li ñuy dépensoo bés bu yàlla sàkk. jaajëf Ndeye Marème Ndiaye bu fekkente ni njiitum réew mi président Macky Sall ma ngay teg ci taabal jaay këyit ngir bëgg gouvernement bi ku nekk wàllam ba njëgu dund gi yenn yi mën a wàññeeku
professeur Meissa Babou moom nee na nañu xaar li fekk atum 2023 ñu mën a yaakaar njëg yu mën a wàññeeku mbaa lu ko mooy mbas maak la mu yàq ci àdduna ci wàllum koom Sénégal mënu ca muccum ñu teewlu kàddu professeur Meissa Babou. gëwma wàññi fii ak at mële di ñëw 2022 bi moom wàññi mënu ci ne mais xëy na 2023 suñ fa duggee yëpp xaw a dal ndax actuellement yëngu-yëngu yi moom moo tax kenn mënul xalaat muy wàññeeku dañ duggee 2023 nag mën na am ca xaaju at ba mën na am yëf yu dal comme ça ñu mën a espérer ne xëy na ci àddina bi li ñu gàllankooroon ba mu jóg mën a am mu wàcc. waaw non gouvernement mënu ci dara c'est-à-dire lam cay man du ko nangu ndax lam cay man mooy su li ñuy wax subvention maanaam génne xaalis teg taabal ji wa illaa su ko génnewul mu ne li ma moom naa ko perte muy wàññi douaneam moo ko moom mu wàññi impôts yi ci nekk taxes yi moo ko moom loolu subvention indirecte la mais xam nga réew soo koy da ngaa yori bor am bor yooyu war a fay engagé ay investissement yu diis ay pont ay train yu kenn xamul da ngay soxla tellement xaalis que ne yow loolu soo ko defee pertement bu rëy la indil ba nga xam ne aw ma benn yaakaar ci ne nguur gi mën na ci dara. professeur Meissa Babou kàddoom Seydina Alioune Sow moo ko taataan xabaar yi wëy dugg ci mbirum xeex ndóol ñu bare nga tax seen ay dëbës bés jëm dugg ci gaal gi di wax naan Barça wala Barsaq foofu ñu bari yegg Barsaq lu ni mel moo tax nguuru Sénégal avec ko ci police des frontières ñoom ñu taxaw tem daañu aar géej gi ak yoonu suuf yi ba kenn du bët ngir wutali bitim réew ci tegu ci yoon lu ni mel moo tax am na benn bâtiment am taax moom dana jar ay milliards yu sakkan ñu bëgg caa def ab bagage maanaam jëmtukaay yi war ngir gën a mën a càmbar liggéey bi ndaje ma yaatu woon lool ma nga doon amee ca camp Abdou Diassé fii ci Ndakaaru dañ ci xus ànd ci ak faram fàcce ak Mamadou Dieng ma Fall reportage. ñu tëggal ko ay bàkk ngir gàttandu ko moom jëwriñ ju ñu dénk biir réew mi Antoine Félix Abdoulaye Diome jamono ji mu yegsi ci camp Abdou Diassé. gannaaw bi mu teg xeer wu njëkk siège direction de la police de l'air et des frontières ñu gën ko xam ci DEPAF. Union européenne yàgg nañu di liggéey ak Sénégal yàgg nañ di waxtaan ak ñoom ci fànn yu bari li nga xamante ni moom moo ci soxal ministère de l'intérieur te ñu ko doon mandargal tey ci suñu ñëw fii mooy am na jàppalante bu ñuy jàppalante ci wàllu yu bari. Union européenne jébbal ko itam ay caabi ñaari embarcation di ay gaal yoo xam ne dafay dimbali soldats yi ci géej gi nu ñu wottoo frontières yi ngir gën a xeex mbëkk mi di gaal yi dem bitim réew. ginnaaw siège bi nga xamante ni teg nañ pose de première pierre bi mooy ñaari bateau yi nga xamante ni dafa bokk lii mandargal liy rafetal suñu partenariat waaye madame Johansson wax na ko léegi ci kàddoom te ànd na ak moom ci analyse boobu nit ñi dañu mës a soxla di jóge seen réew di dem yeneen réew loolu mook àdduna ñoo ànd suñu ay jeunes am nañ droit te jeune bu nekk wala nit ku nekk am nga droit wala nga xalaat ni boo toogee ba mu yàgg war nga mën a dem seeti li xew ci beneen réew ñëwaat ci sa réew waaye mu ànd ak sécurité mu ànd ak karange te sa bakken bañ a doon loo xamante ni daf ciy des. Union européenne sasoo koppar yi jëm ci tabax siège bu DEPAF ñu xayma ko ci $324 millions ci sunu ay koppar liggéey yi danañu ko amal ci diiru fukki weer ak ñaar. Mouhamadou Dieng jaajëf fekkee Sénégal mi ngi dalloo am taax mu war def ay jumtukaay ngir gën a càmbar géej gi ba kenn bëtum lu ni mel sax dañ caa lëkkaloo ak Union européenne moom itam dana génnee jumtukaay bokk na ci ay vedette ay gaal yu gaaw yu mën a dab gaalu looce yi di wan a seppi ñuy tëmb lu ni mel bokk na ci xeex ba waaye itam jumtukaay yi maanaam toog fu nga toog mën gis géej gi la cay xew loolu sax moo tax ci fi nekkal Union européenne ni ab ambassadrice di Irène Mingasson kàddoom jot naa jip la mu ci dégg Mamadou Sy. Chacune de ces commissaires est venue expliquer un peu dans le domaine de l'énergie,
ci wàllum commissaire ku ci nekk daa am cër boo féetewoo ci courant bi ci investissement yi ci wàllum numérique ba ci jëflante yi noonu tamit la demee ci kaaraange gi ci biir liggéey bi daal dañuy joxante loxo rek lii nag mooy li njëkk ñiy jëflante ak ay réew yoo xam ne sori nañu nekk ci denduk Europe bi ñiy xeex lépp loo xamante ni mooy nekk mbirum ñaawtif di gàllankoor itam dunduk askan wi loolee nag dañ koy jàngat tëral ci ay pexe ak i xalaat seet naka lañ koy doxalee ba tax na ci weer yi di ñëw am na lu mu laaj ci mbirum liggéey mi te daañu ko sottal fàttali itam dafa am beneen ndaje bu mag boo xamante ni Europe ak Afrique ñoo koy sekk ci Bruxelles googale ndaje nag daañu fa weccoo ay xalaat dina sakanoo ci mbirum politique ngir dëgëral jëflante bi ci digganteek Europe ak Afrique rawatina mbirum projet yi ak lu koy doxal ñun ñëpp ku ci nekk teg ci sa loxo. Un peu d'explication sur ce que ces différentes priorités thématiques vont recouvrer. kàddoo ko Irène Mingasson moomule moom moo fi nekkal li nga xam ni kon Union européenne ni ab ambassadrice xabaar yi lii mi ngi soxal mbirum politique bari ki démb élection locale jàll na ñenu fal ñenn bokk ci Yewwi Askan Wi doon jàkkaarloo ak ñenn ci Benno Bokk Yaakaar Sangalkam ba léegi tongo baa ngay wëy ñooñu Omar Gueye ma fa nekkoon ca ñàkk mairie ba léegi mu tàbbi ci loxol Pape Sow mu nekkoon candidat Yewwi Askan Wi tey jii ba préfet di samp ci fa nekk maire bu yees ñooñu Omar Gueye yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar fukki conseil juróom ñoom nanguwu ñoo dem ca ban koy samp ndax ñoom nañu dafa am recours bu dugal ba taxalu bu gàntal résultat yi leen dugal ca ba léegi yoon àddugu ci wàllu gu ni mel kon mun ñoo nangu dem di teewe boobu lépp sampal ak takkal raayam ñenn ci ñoom kàddu jib na ñoo ngi ko duppee Gille Diop la mu ca dénk Babacar Seck. li xew mooy dañoo war a installer ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy groupe 15 conseillers bu coalition Benno Bokk Yaakaar ñun ñu jàpp ne loolu mënuñu see teew lu tax mënuñu see teew parce que dafa am yoon lum ñu may maanaam ñu déposer recours am na bataaxal bu nga xamante ne jébbal nañ ko cour d'appel bi nga xamante ne suñu plénipotentiaire lépp lim si waroon def na ko léegi nag ñun ñu toog di xaaru ndëgëndiku loolu génn waaw parce que tey mënuñoo dem di bokk ci ay installation loolu dafay niru que ne ñun li ñuy def nii ànd nañ ci loolu moo tax tey ñun daje fii pour xamal opinion bi pour xamal waa Sangalkam pour xamal askan bi suñu ñàkk bañ a dem foofu nag du loo xamante ne dañoo mer wala dañoo gedd déedéet loolu moom amu ci mais li ñuy def loolu la ñuy xaar mu jóge ci yoon. muy fukki conseil ak juróom bokk ci Benno Bokk Yaakaar ci Sangalkam wala sunu mer ñàkk ànd ci samp ban doon samp ka fa nekk maire di candidat Yewwi Askan Wi di kan fa samp jamono ji di Pape Sow. keneen ku samp ca mairie bu Diass la Mamadou Ndione jël nay lengeem moom it taxaw na nee na becc na li mu bëgg a doxem li mu gën a wax nag mooy doxin wu leer lu mënta ñàkk lam ñu xuus ci gàttal ci faram-fàcce ak Mountaga Kane. ginnaaw bu maire bi bees bi wuutoo ki fi nekkoon maire di Cheikh Tidiane Diouf wax na li gën a fës ci programme am muy fexe ba nga xamante ni askan wi yëpp daañu mën a jàpp ci liggéey bi mu wax ne nag bëgg na fexe ba li ne këtt di jonn du tax ba ñu fàtte li nga xamante ni mooy liggéey bu yàgg bu ñu war a mën a taxawal moom ma du jonn. incha allahu dañ fexe ba li ñu chartoo ak yéen ñu liggéey ko ensemble mais liggéey boobu ñaari bët lañ koy liggéey ñaari bët te bëgg naa bu baax ngeen déglu ma ci foofu fànn boobu ñaari bët lañ koy liggéey bët bu ci njëkk mooy lan mooy li ne këtt di jonn taxaw suñu wet ñu yàq war ko régler tout de suite. loolu lañ tuddee l'urgence beneen bët bi mooy le structurant. wane na it bëgg-bëggam former ñi nga xamante ni ñooy conseil yi. dinaa nekk maire élu local bi ndax juróom fukki ndaw juróom yi ngeen fal ma jiite leen gënuma leen kon ñoom ñi ci soxla ñu former leen rapidement par rapport au code des collectivités locales ndax bëri nañu ay xale am na ci ñoom expérience def ñetti mandat wala benn mais am na ñoo ne ay xale yu bees lañ ci c'est ça le charme de ce conseil municipal xale yi ñoo ci ëpp kon war nañ leen encadrer te leen xamal ne conseil municipal métier.
meeru bees bi wax na ne bépp doomu Diass bu mën a indil dëkk bi dara mu ngi lay woo ci liggéey bile loolu sax moo tax mu daal di taxawal conseil consultatif bi nga xamante ni ku bokkul ci conseil municipal bi sax mën nga ca daal di dugg. commission technique yi xayma nañ ko sax waxtaane nañ ko mais commission technique yi dinañ ubbeeku invité ay experts ci dëkk bi ñu ñëw mottali xalaatu conseil municipal. mun dakaan Mamadou Ndione moomee yëmu ca moom it fal yees ca mairie bu Diass ginnaaw askan def ku ne mën a indil dara ngir Diass mën a suqaliku ci wàllum koom-koom la am ci potentiel mën ko exploiter nee na li mu bëgg mooy mbir mi tegu ci yoon leer ku ne teg ay bëtam ca la xew maanaam daal mbir mi kenn ku ne am nga sañ-sañ lañ bët luñ mbóot xool ba xam na muy doxee ndax la ñu yor askan waa ko moom kon càmbar ko lu mënta ñàkk lam ba tey faram fàcceek maire bu Diass Mamadou Ndione. di wax ne fal bi ngeen ma fal def ma maire benn mbir rek lay tekki mooy yéen a ngi xaar ci ñun li code des collectivités locales jagleel maire yi mu war ko doxal ñu doxal ko amul leneen contrat bi loolu la te incha allahu fas nañu ne dëppale suñuy jaar-jaar ñun conseil municipal bi nga xamante ne juróom fukki nit ak juróom benn fas nañuy jéem boole suñu jaar-jaar yooyu yëpp pour tabax dëkk bi ànd ceeg yéen ndax yéen ñun gënuñu leen yéen ñun ñoo war a jaamu seen soxla te incha allah dinañ jaamu seen soxla ndax loolu moo tax ngeen fan. may wax ne kon jàppaleen ne maire Mamadou Ndione maire citoyen bi lay doon citoyen nag man citoyen la yow citoyen citoyen dafa am ñaari cër mën na doon ci table bi laaj ay droit am waaye war na def ay devoir am ñaar yooyu ñoo ànd dinañ fexe ba yelleefu citoyen bi ñu taxaw ci waaye également citoyen bi li ko warloog dëkk bi ñu liggéey ci moom pour que ñu ànd ak moom ñu liggéey dëkk bi. kàddu Mamadou Ndione ak ki nga xam ne Mountaga Kanam ñu nekkal ci daanu Mbuur keneen ku nu samp ginnaaw ba nu ko falaatee loolee ma nga xew te daanu dex gi gox ba nduppee walal de am na juróomi at yu ñu ko falaat Moussa Sow moom it ba nu ko sampeem ci kanamu kilifay gox ba ci wàllum administration bi nee na kem kattan dana ko def ba tax ñu wóolu ko dina ko taxawee bokk na ci leeral waaye itam projet yi nga xam te ne bii sumb na ko doon ko campagne ak yem sumboon dana ko yeggale lu mënta ñàkk la moom it dénk na kàddu suñu correspondant moom mat Aïsien. ñetti yoon ginnaaw bi ñu ko falaatee maire Walalde Moussa Sow nee na dafa fas yéene profité ci mandawu juróomi at bi ngir nag songu lépp loo xamante ni jafe-jafe la jëm ci wàllub koom mu jaare ko ci mbay mi ak càmm gi. li des mooy liggéey 5 ans dimbali Walalde mu dem yoon surtout sur le plan économique nga xam ne mandat bi ci côté économie surtout la ñu war a insister pour jéem a aider dëkk bi parce que lu doon infrastructure yëpp. muy éducation muy santé muy leneen ak leneen ndox eau potable yenn équipement yi macha allah Walalde am na ko lan moo des mooy ñuy yokk koom-koom bi fii ay population paysanne la am nañu ndox am nañu suuf war nañu leen dimbali ndax aménagement yi gën a yaatu dimbali leen ci ay moto pompe dimbali ak tous les équipements agricoles parce que c'est la principale activité bi nga xam ne mooy ci population bi maa ngi ñaan yàlla may ñu fii ak 5 ans ñu gën a en tout cas am benn bomb bu rëy ci loolu ba pare aussi di liggéey ak xale yi liggéey ak la jeune relève. gannaaw élection yi autorité administrative yi installé nañu officiellement ki nga xamante ni ci diwaan bi ñu ngi koy woowee Gaydek Ila Morphil. nous en tant qu'autorité administrative donc installation bi ñu ñoo ko war installer officiellement maintenant après cette phase am na élection. des adjoints au maire ñoom ñaari adjoints au maire la ñu am mais rappel nañu leen tamit la ñu état bi la gën a bëgg moo ñuy respecter parité. maire bu Walalde profité ci cérémonie installation bi ngir tàllal loxo doomu dëkk bi woo leen ñoom ñëpp ngir ñu ànd manko liggéey fexe ba Walalde nekk commune bu émergente. Momar Alice Niang jaajëf xabaar yi wëy dañ toppadeen ñi nu takkale ndomba tànk ak itam seeni installation incha allah ci nu mu gën a yaatoo ñu xuus jëm bitim réew di ko tàmbale ca sunu naataango yële ca Bénin moom foofee jàppale ni yëngu-yëngu am na fa ndax lu néew juróom-ñeenti nit ñoo fa ñaax seen bakkan ñeneen nit am ci ay gaañu ndax ay cong la benn bombe artisanal maanaam benn tooke boo xam te ne bii ca gox ba doon ko defaree ay tooke yu ñu boole la ba mu tàkkee nag jot naa faat juróom-ñeent ca doomu aadama am na ci benn doomu France juróom fukki at la am
lu ni mel nag dafa yëngal dënnu France ndax ñoom nee ñu seen benn doom bi faatu ker la am daañu xool lu ko ca booleem ak it lu tax mu faatu ca enquête lu mënta ñàkk la ñu fàttali ca bene googee ay xeetu yëngu-yëngu day faral di am ci benn àll bu mag foofu ñu gisee ci image yi lu ni mel nag ba tey ay daal fippu lan jàpp ni ñooy def wàllu gu ne mel di jéem a nëxal kaaraangeeg réewum beneem waaye kilifa yi nañ duñ ko ci bàyyi soldat sa taxaw nañ temm di rëbb sàmba boy yim ngir teg leen loxo ñu leen ciix jébbal leen yoon lu ni mel dañu toppat wala gu ni mel ba xam moom it fu mu nar a mujjeendi leneen luñ toppandi ba tey ci beneen réew mooy ci Burkina Faso foofee tamit moom jàppante am na fa waaye jàppante yi ñii di force Barkhane yi mooy soldat yi nga xam ne ci bari ñu nga jóge réewum France mu jiite ko ñoo fa nekk di saytu kaaraange na nekk ca Mali la nekk ca Burkina Faso am na fa ñoom itam fukki jihadistes yu ñu faat seen bakkan communiqué la bopp ñii di kilifa yi ñoo ko becci ñu ngay leeral di wax ni fukki jihadistes yi dañoo bokkoon ci mennum cong mu faatoon ay bakkan ban leen toppee nag lan leen daal di wër ndomba daal leen di yoot ba doo leen ay sox yee nag ban wàññee daal ña faatu ne ñu am na ca fukki jihadistes yoo xam te ne bi njortees nañ daal ñoo bokkoon ci lay jéeyam force Barkhane tamit di def ab liggéey ngi seetu kaaraange jamono ba nga xam te ne bi yenn ci réew Afrique yi ñu ngi leen di joxoñ baaraam teewaaye soldat France ci seen ay suuf ñu songee sport di fàttali ni Sénégal xam ngeen ko ña nga ca boobaak léegi soxal mbirum CAN bi ak Coupe d'Afrique bi nga xamante ni bi Sénégal jël na ko guleet moo tax may jar na bu baax a baax pour sukkandiku ci ñu koy jaay dafa dem sax ba tàmbalee manqué rawatina bi am bidiw bi ak ñu koy defar ak ñoom seen reportage yu maam Alassane Lay Seck. Biddéew ñëpp daw pour def ko seeni mayo gannaaw bi équipe Sénégal bi jëlee Coupe d'Afrique des Nations. waaw clients yi ñu ngi ñëw di floqué mayo instant yi parce que am na si ñoo xamante ne dañoon xaar ba étoile bi génn pour ñu mën a jënd mayo quoi instant bi ñoo nekk di ñëw ni actuellement quoi. daanaka biddéew bi moo ko neex si mayo Sénégal yi loolu la supporter bi wax. ma doon wax ne que man damay xaar ba Sénégal gagné ba jël coupe bi parce que man mayo bu am étoile laa bëggoon. man je me suis dit ça en fait dama ne woon xaar ba après finale bi fekk Sénégal jël ndam li comme ça ñu mun a am maillot yi mais dafa naa ne nag gars yi instant yi nii lañ gën a yokk maillot yi. donte ni métti woon na lool si jaaykat yi pour ñu jaay ay maillot jamono bi nag deseetuñu dara. mais pour le moment stock dafa manqué quoi boo xoolee doo gis maillot Sénégal fii instant bi ñu amoon yëpp jeexal nañ ko xaar affaire yi ñëwaat quoi. fii ak semaine prochaine maillot dinañ ñëwaat quoi incha allah ak yi am étoile yeeg yëpp quoi. jaaykat yi deseetuñu benn maillot wante ñi nga xam ne jot nañ am ñoom ñëpp a ngi jublu si ñi di floqué pour def li di étoile si seen ay maillot. jaajëf maam Alassane Lay Seck étoile boobu mooy kon Sénégal léegi am na benn coupe yàlla na étoile yi gën a sakkan bu baax a baax sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV lii moo tëj xabaaru maraxim ñu bàyyi leen rek bloc d'information bi la Total Cheikh Hassana Fall ak i ganam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf